nationale ñu bëri dañoo wax ne niñ ko configuré waa làmb mérité wuñ ko làmb ay béton lañ ñu war a defal ñu ciy toog donc tey ñu doon wax loolu am nañu raison ci axlu làmb parce que à chaque fois ku mer ak ku kontaan na yam sa premier réflexe mooy dajji chaise donc kon ñu defal ñu ab dër ñu ciy toog sax moom moo gën ci ñun parce que vraiment ku nekk aussi war na def prise de conscience nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñoñ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàkkal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est vraiment dommage. Moi j'ai le cœur meurtri, je suis triste pour la lutte et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose parce que tey lamb vraiment li ñu wane rafetul daal xar kanam rafetul. mu ne pare na pour bëre mu ne moom day bëre donte sax blessé na day bëre est-ce que tey loolu noonu mën naa nekk. li ma gis ci deret mu jénn si moom à mon avis mënul bëre maintenant tout dépend de l'avis médical moom lu mu bëgg a jéngu bu ko médecin yi ausculté xool ko xam ne warul bëre buñ ko nee bul bëre mënu ci dara du bëre donc le combat sera renvoyé et le CNG est mis devant ses responsabilités ñoom ñooy xool lan moo xew en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ne gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et certain man su doon maa yor Papa du bëre. tey bu ñu demee ba ne Papa Sow moom mooy Siteu chance ñu gis ni dañ ne doyen la am na loo xamante ni cër war na am si diggante moom ak Siteu tey lii bu demee nii est-ce que tey mag ñi tey duñ dem ba à un moment donné affaire yi ñoom ñu ne duñu may booy chance est-ce que tamit lii du am benn kii bu mu gàtt ci liñ naan chance yi mag ak xale. non xam nga Siteu deful dara Papa Sow deful dara Siteu donc li ci des mooy kan moo indi problème bi. te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëre Papa même bu mayee chance Siteu parce que moo ko jiitu ci làmb war na ko may parce que Siteu dafa wane lu tax mu war a bëre ak Papa Sow sur le plan purement sportif y a rien à dire ñaari mbër yi bu ñu sañoon ñoom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu bëre mais tey li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. Est-ce que du signal fort entre Modou Lô ak Ama Baldé? C'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindoo tëgg fi yenn lamb yi ñëw ci sax jaay sa bakkan. Dembélé maa ngi lay ziar. waa Thier maa ngi leen di delloo ziar. ñu préparé combat bu mat 3 ans di ngeen Siteu Papa Sow ba tollu fii tey lu ndaw bu ko yàq noo gisee lii. mais dañuy yàqal deru lamb. parce que lamb nag tolloon na benn situation bi nga xamante ne ñëpp a découragé woon. tey jii nii point de départ la woon pour événement yi di ñëw ñu amoon confiance ñi Papa Sow préparé ba taxaw ñi Siteu préparé ba taxaw Siteu diw stade bi ba mu fees dal si ay détails yu ndaw ñu ñëw di ko yàq combat bi 2 fois ñu ngi koy reporté Papa Sow sonn na ci combat bi Siteu sonn na ci combat bi vraiment xamatuma lan laa war a wax bi ma gisee action bi Papa Sow blessé damay bëgg a jooy lamb ji mérité wul nii il faut que ñu organiser waat lamb ji tous les acteurs de la lutte ñu convier les supporters des lutteurs ñu xool nan la ñuy waxtaanee ku nekk am xam lan mooy responsabilité am parce que c'est des millions la ñuy investir fii nii amateurs yi xëy nañu seen i millions ñooy pour seetaan combat bu fekkente ni la demee vraiment déception la ñaanuñu ko woon ni Siteu am na déception Papa Sow am na déception amateurs yi am nañ déception journalistes yi am nañu réception. léegi lii noo ko jàngatee manque organisation la wala lan la. man je préfère désormais bu ñu organiser arène nationale ñu limiter public bi mu bañ a déborder supporters yi ñu limiter leen amateurs yi ñu limiter leen su ko defee les services d'ordre mun nañ maîtriser la foule xam nan lañ koy sécuriser mais lu ma jàng tey moom mooy public bi moo ëpp service d'ordre bi finalement mënuñu contrôler kenn looloo indi situation bi waaw. lamb am na ñu koy xoolee muy violence tey lii nii ndax tey tax ñooñu am dëgg si ñun tey. mais désolé maa gis benn message lan lañ ci bind combat am na arène nationale moytuloon defar leen seen vitre yi violence day am ñu ne gars yi préféré leen toog seen kër ngeen bañ a génn parce que lamb moo am image boobu message boobu c'est désolant bu fekkente ni loolu la ñuy daw si tali bi ñu ñëw si biir enceinte bi ñu fa gis violence vraiment il faut que CNG ba pare l'état au plus haut niveau ñu xool nan la ñu mën a jàppalee lamb
xool bu événement de lutte amee ñu xool nan la ñuy jëlee toutes les forces de l'ordre ñu sécuriser l'événement pendant après et avant loolu mooy solution sinon der lamb day yàqu te boobu ay lamb ak suñu kanam diggante Balla Gaye Bombardier Modou Lo Ama Baldé ndax tamit nekk risque ñu tëgg ko fi ci arène nationale. mais li ma wax moom mooy ñu limiter le public bi même bu dee dañuy yokk billets yi ñu limiter le public pour que mu bañ a am débordement parce que Modou Lo Ama Baldé la crainte était là ñu bëree ne yoon combat boobu xaju fi lan moo taxoon ñu wax ko c'est parce que dañu xam ne Ama fii la dëkk ñu xam ni Modou Lo am na mbooloo ñoom ñaar bu ñu ñëwee dañuy am débordement bu débordement amee kenn mënatu ko sécuriser parce que public bi mooy ëpp force de l'ordre léegi bu ko amee day yàquwaat on va se décourager que lamb violence kese la te loolu arrangé wuñu il faut qu'il y ait des états généraux de la lutte ñu mën a xam lan la ñuy organiser les événements de lutte mu bañ a am yàqute parce que li désolation la on est vraiment désolé mais lu am fii nii c'est triste quand même. dégg naa ci yow. merci jërëjëf. Père Cheikh Niang maa ngi lay nuyu di la ziar. Thierno maa ngi lay delloo nuyoo te di la delloo ziar aussi. yaay président écurie Lansar tey génn sa poulain mu jëm ci bis combat bi yàgg na trop bëri woon na coow ñu des quelques heures ñu gis tey li xew nii noo ko jàngatee. non niñ ko jàngate xanaa xol bu naqari ak vraiment déception totale ci ñaari écoles yi ak écurie parce que combat bi ku ne xam na ne presque duré na lu ëpp 2 ans boobaak léegi si sam waay ku nekk xamoon na lu taxoon ñu doon ko renvoyé tey comme ni nga ko expliqué ñu dem ba vraiment 10 ou 15 minutes des ku ñu def coup d'envoi bi Papa Sow am ay blessures vraiment lu ñu naqari la aussi ci xol tamit muy loo xamante ne nii tamit aussi muy acte bu ñuy ñaaw. léegi lii noo ko jàngatee manque de organisation la wala bis bi moo xajul fii wala lan la. bis bi xaj na fi organisation bi baax na mais des fois lamb aussi tamit dafa am ay réalité man jàngat bi ma ci am jàpp naa ne suñu gan gi daal jékkul ci combat bi lamb tamit léeg-léeg mën nga cee ñàkk a jekk di dem ba benn moment nga créer loo xamante ne nii oui nga créer loo xamante ne nii aussi tamit mun na indi ay incident ba lii am ci. mais est-ce que Papa moo gaañ boppam. non gaañul boppam ay supporters ñoom ñoo ko gaañ mais lan la seq ak supporters yi ba tax ñu gaañ ko aussi tamit loolu moom mooy question bi. moment bi mi ngi xaaju pour bëre ndax jàpp nga ni war na mën a bëre dans la norme. non loolu médecin yi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy consulter rek ñoom ñoo ci xam dara mais jàpp naa ne man lii ma gis nii waroon na mën a bëre parce que xaañu Siteu contre Gouye Gui moo ko gënoon a métti te ñun géré woon nañ ko ci biir cumikaay bi ba mu dem bëri ci. jaajëf papa. merci beaucoup. Matar maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar sa waa ji. tey ñu gis nga nekk ménager nekk ci lamb ji solo ci lamb ji trop ba mu nekk jour si moins ay quelques secondes ñu gis li xew tey noo ko jàngatee. waaw li xew ñaawlu nañ ko doy na waar tas na ay yaakaar bon souhaitons que arbitre médecin yi ne lamb ji mën a continuer parce que nag médecin bi rek moo am habilité ne lamb ji day continuer wala du continuer comme médecin bi waxagul attendons pour voir mais l'essentiel lu mën a xew li xew ñaaw na li xew ñaawlu nañ ko trop. Papa Sow tamit xëy na ak expérience ak li mu am ci làmb waroon a jéem di jàppante ak ay bojo ñoo xam duñu ay mbër duñu ay cumikaay ba incident yi di ko ci dal ay xale yu ndaw ba incident yi di ko ci dal vraiment ñaawlu nañ ko tey Siteu wax dëgg neex yàlla liggéey bi mu liggéey maanaam bi mu tuusee sama yaram dafa daw bi mu tuusee ba tuus bàkk Yékini bi wàcc wëndeelu dama gis ci moom forme boo xam ni dafa extraordinaire macha allah. mais léegi lamb am na bët bi ñu koy xoolee tey li bu xewee ndax du gën a indi gàtt ci biir lamb. non gàcce laa am man li may wax ak yow nii ñun ñëpp ñu am gàcce ñaareel ba aussi mooy li ma doon wax rek toujours moo ko ci CNG bi même réunion commission règlement et discipline saa bu ñu convoqué mbëri dama koy wax chaise yi bu ñu amul sax wax dañuy dindi chaise yi il faut ñuy wekki chaise yi parce que chaise yi xale yi dañ ko def arme xale bu nekk ca kaw mer wala mën na sax bañ a lucide ay coow am mu jël ay chaise sànni ko gaañ nit wala yooyu genre donc il faut ñu éviter xam nga ne papa chaise moo ko gaañ wala booy bi mu doon xeexal nag gis naa benn booy bu ndaw moo ko dóor moom la ñu jàppanteel mais l' essentiel en est que chaise yi il faut ñu dimbali ñu ci parce que déjà bari na fi mbër ku mel ne Ada Fass ku mel ne Quench ku mel ne ay Forza ak ñeneen ñi ngi tey seen i reliquat ndax nee na seen supporter dañoo yàq ay chaise xam nga yooyu tamit chaise yi wax dëgg ne yàlla bay boo ñu jëlee ko fi rek parce que discipline mënut a am ci xale yi xale bi jógee këram xam nga fu mu jógee wala mu dégg mbër di ñëw mbër mu am coow fu ne la nit di jógee pour supporter ko am na ñoo xam bu ñëwee duñ dañ sax mandi wala duñ nekk boobu bu defee njombe nga bëgg ko tegaat ci kaw mbër bi day métti mais en tout cas am nañu gàcce am nañu déception lamb ju mel ni Pape Abdou Fall décroché ko stade bi fees dell wax dëgg neex yàlla dañ doon xaar rek ñu bëre Siteu yàlla may ko ndam te amoon nañu yaakaar ni yàlla da ko may ndam ndax doole ji ma gis ci moom ak forme bi ma gis ci Siteu mosu ko am ci àdduna. léegi lii ndax nekkul si diggante Modou Lo Ama Baldé te war a am fii ci arène nationale ak Balla Gaye Bombardier. non gën a jël matuwaay yi rek mais problème bi mooy
stade bi cumikaay yi dafa jege supporter yi Chinois yi xëy na ñoom ni ñu ko liggéeyee seen dëkk ñoom ni ñu dundee ak ñun ni ñu dundee bokkul ndax dégg naa Chine benn trait bu rouge rek boo def fii benn trait ñëpp ko kenn jéggi bu àdduna tukki kenn du ko jéggi ku ko gis lay dévier fii nag xale yi xamuñu yooyu dañ ko liggéey ñoom ci seen anam yi liggéeyu dëkk moo waral problème bi mais ñun ay perron lañ xam yu woo comme loge bi ak annexe loge ñu bàyyi fi chaise yi suñ ko defee moins de problème dina am ndax sécurité bi tey jàmbaar lañ góorgóorlu lañ service d'ordre bi doy na fooyee nañ booyi oto yi moto yi nit ñi bàyyiwuñu kenn mais xam nga chaise yi tamit dafa yomb a damm booy dañ ko bàq di ko def arme donc le ministre des sports monsieur Matar Ba comme yow lañ dénk lambo ji yow yaa yilif arène bi pour l'instant ndax yaa fi ne chaise yi nañu dindi à part loge ak annexe loge nañ dindi chaise en caoutchouc yëpp dégi sa ko bàyyi fa gradin yi booy yi bi ñëwee toog ci perron yi jàmm mën naa am jaajëf merci beaucoup Matar. ñu Mame Boye Diao. tey bësam bi waruma ko woon mën a tardé. waaw mën indi ci làmb ji. waaw maam moo ma indi ci làmb ji sincèrement parle nag. moo ma indi ci làmb ji. booy seetlu man souvent sax su may génn. ay combat choc rek moo may génnee. mais bésu Mame Boye Diao bi dafa ne combat choc bu ndaw boo xamante ne. il fallait que ma fekke ko. waaw te dama waroon dem voyage. ma pousse ko. pour bésu Mame Boye Diao bi rek. garaaw mais lak yow bëree waa non làmb ji jeex na ñëpp ñibbi nañ. mais ma gis si biir géew bi lu xew. non dara xewul damay ñibbi nii dafa am sam benn boy bu policier yi téye. mais fi nga jaar quoi. fa la ñuy jaaraan. gis nañ nga am loo for jël yow. non for ma dara dafa am picc yu ndaw yi kii nii gisoo. picc yu ndaw yi nii quoi. lamb ji nu mu mujjee nii ban déception bu ci am yow tey lan mooy sa lecture. waaw xanaa di ko naqarlu parce que ñun ñëpp bu ñu sañoon képp ku fiy jógee rek da nga fiy yóbbaale victoire ki yóbbu defet. tey lamb bu demee ba demee nii rek dañ ciy sant yàlla xam nga kenn yéenewu ko Papa Sow mu gaañu bu méttee nii. mais tamit bon lamb la daal. mais prochaine fois bu ñu organiser dañu xool tëggkat fi ñu war a féetee tëggkatu Siteu côté bi tëggkatu Papa Sow côté bi mais boo jëlee tëggkatu Siteu yóbbu côté bi tëggkatu Papa Sow yóbbu côté bi beneen affaire lay doon. mais en tant que champion lii nii maanaam noo ko jàngatee ñu ne combat yu mag yi xajul fii tey lii am lan la. waaw combat yu mag yi sincèrement pare genre combat yu mel nii. ak yeneen combat yu mag yoo xam ne ay combat. ndax Balla Gaye mi ngi ñëw ak Bombardier Ama Baldé Modou Lô non xanaa duñ ko defee fii. sañu ñu loolu. kon day xeer dañ fi sax. leer laa wax de. loolu xaju fii. waaw stade Léopold Sédar Senghor moom. gëm naa ne moom foofu bu ñu ko fa defee moom beneen affaire lay doon. mais foo jëm yow. bu kii nu tudd sax bi nekk Grand Yoff. Santhie la nekk. am ci waaw mi ngi Santhie waaw. kon nañ muñ ñëw fi rek. jàpp ci lii léegi lu kaay wax si yow. da ngeen nga xam ne ci lu ma ne. waaw. yor ngeen ngay bët. waaw mën ngeen gëstu. dëgg la acca basa. sa diggante ak promoteur yi. sa diggante ak promoteur yi. kenn ñaqul yow yaa ngi ñaq la. waaw mais lépp loo gis liggéey la rek. ñun duñ nelaw. dañuy liggéey rek. waaw dañuy liggéey rek. chaque jour que jëfee. liggéey rek la ñuy def. mais combat bii nii. la dëgg am na ci wàll am ci wàll. Siteu Papa Sow. non amaguma ci wàll nag sincèrement par waaw. lu logique boo xool da nga koy xam. waaw kon yaa ngi xaar pour ko ci kaw ñu taxali ko. bu carte gi tojee ci kaw rek jeex na man yàqamtuma sama àdduna. état bi lan la. liggéey la. gis nañu amoo combat mais macha allah. waaw dañuy liggéey. waaw liggéey. waaw mais am na ci droit. am na ci droit mu wax ne Lac de Guiers laa soxla. kenn bañalu ko. parce que boo daanee bu ñu la tàllalee micro am nga droit wax ne Lac de Guiers laa soxla. loolu kenn bañalu ko Lac de Guiers bañalu ko de. bu ko neexee nag toogaat ci yeneen télé wax ne Lac de Guiers laa soxla moom. non sincèrement parle nag bu ñu waxante dëgg te yàlla tax sa mbët moom jéggu na fa. boobu bokkul. waaw pourquoi pas yéen ngeen xam li xew ci lamb ji ngeen xam ne Lac de Guiers 2 c'est le seul lutteur boo xamante ne bëreegul couronne roi des arènes. mais tuuti teew nañ nga foo jëm. mais lan mooy problème. mais su ma nee couronne roi des arènes bi xam nga lan mooy sama. mais loolu rek moo ma dese ci lamb. déggoo ma ne loolu rek moo ma tere nelaw. wax ma moo ma tax a jóge mais dama ne roi des arènes moo ma tere nelaw. waaw jaajëf Lac. maa ngi leen di sant yéen journaliste di leen masalu coono parce que yéen itam dañ ngeen fi coono fii ci stade bi ñu ngi leen di jégalu di leen baalu àq di bëgg ñëpp. Pape Abdou ginnaaw bi ñu nuyoo di la félicité ndax li lay félicité mooy réussir nga ko yàgg na nga koy muñ on ko wax naa ko barki démb jàmbatoo jooyoo bis bi ñëw na tey nit ñi ñëw nañ en masse lay ci am nag suñu borom gis nga dogal na ko ci tey nan nga jàngati situation bi. jàngatuma ko nenn lu dul sant yàlla. alhamdulilahi rabbil alamin laay wax. li ma war def naa ko. du ma tiit du ma ragal du ma tappet te gor laa ci dëkk bi laa dëkk. tekki fii te di fi def teranga fu ma neex laay daagu. bokk ci famille bu baax. di noobu li teg ci. képp ku fi def sa yëfu baadool ak sa yëf luñ lay xeebe kooku yow la engagé. du dëgg ay millions laa jël fay ko. du dëgg
organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateurs yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa keneen nag koo xam ni yàlla yi def nañu yare la neneen nga mel neneen di doxale neneen kooku yow la engagé le reste j'ai pas de mot à dire parce que le dernier mot ne me revient pas. est-ce que lamb soxla na ko ak fi lamb toll jafe-jafe yi. Cheikh Mouhamed Fadal da ngay doon suma sëriñ maamin am na question yoo xam ne du ma ko bëgg ñu di ma ko laaj. bu dëgg parce que man damay tàng. bul tàng non dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit laa. lii dafa neexul dafa naqari. mais boo ma nee ay lii. ndax lamb soxlaw na ko. yow yaa ma gën a xam ni image yu mel nii. mindeef soxlaw ko di ko gis. parce que dañoo yor njaboot. gis nga doomu aadama. bu ñu demee ba jël ci ay nit. ci 17 millions sénégalais nommé leen. defe naa ni leneen lañ doon xaar mais du ñu image yi ñu gis tey. loolu dégg xam ne xool ngay waxee lu tax nga soxla. ñàkk teggin la ak ñàkk yar lépp loolu lañ indi sama mais nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor. d'accord dama ni tu me dis que ni Assane Waalo xol laay waxee. mais man nit laa. lu tax sa xol damay am lu ma naqari. damay sant yàlla. ba ma nit ñëpp xamee. mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax. dee moo ma gënal dund. waaye gàcce li la waroon def ko mais comme mu nekkoon combat boo xamante ni. sama yoon newu ci. man du ma juge. du ma àttekat. du ma police du ma gendarmerie. du ma CNG. li ma war mooy. wàccoo naag ñoom. wàccoo naag amateurs yi. wàccoo naa ak journalistes yi. wàccoo naag téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee loo kenn ak. dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal. mais gàcce laa mujjee. comme combat bi àggul en tant que promoteur après lu mën a xaar. loolu sama yoon newu ci. yaa tëgg lamb ji. dama ko tëgg. waaw dama ni. waaw maa ngi toog di déglu ñi nga xam ne ñoo yor lamb ñoo koy gérer. bu ñu xasee ba jël décision. danaa leen woowaat toog waxtaan ak yéen. bu na gàcce amoo gàcce li la war lépp def ko. non du question gàcce man awuma gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax li la war lépp def dama ni Sénégal tey gàcce moo fi am. def nañ li ñu doon def. mais xaaruñu woon ci lamb ju ñu. pousse ñaari at. 3e année bi. ñu ñëw di ñu tegal plateau bii. mais tey dañ ne organisation bi dañ ko joxoon baaraam ñu ne que ni Papa Sow fi nga xam te ni fa la nekk dëkk ko Siteu fa la nekk ñu ne loolu noonu c'est mal organisé. loolu du suñu devoir ñun man def naa ak yéen loo xam ne du sax sama wàll. def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire mais dafa am loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey.